amari ngoone aram baay di ñaax joor di ñaax amari ngoone aram. Toujours dans votre journal People à la présentation, c'est Seydina Tange Tandian Mousserine Salou sur le canal 8 TV Orange ou le canal 28 en Gambie ou Eutelsat 16A de Dakar à Madagascar sur les satellites ou sur les réseaux câblés ou sur l'application Leral TV ou sur Leral FM 96.1 FM. lii nag di beneen affaire boo xamante ni mi ngi jëm ci wàllu borom ñaari tur muy góor jigéen gis ngeen jamono ji ñu génn yëpp ànd sàmm jikko yi ñu ngi jóg di xeex naan pour ñu criminaliser li jëm ci wàllu góor jigéen maanaam daan yi leen doon daan nañ ko yokk def leen comme ni ñuy daanee kii di criminel muy nitu dëgg yi di Karim Xrum Xax di ONG Jamra ñu bëre ginnaaw loolu nag bi ñu defee seen sortie xamal na leen que lii ngeen di wax nañ ko criminaliser ça a été pénalisé depuis 1960 lan moo tax ngeen jóg pour yëkkati loolu est-ce que yéen nekku leen pour dooleel góor jigéen yi ndaxte association yooyu ñoo leen di financer lii nag di benn acte contre nature boo xamante ni amoon na su ngeen fàttalikoo ci jamonoy Coupe d'Afrique bi ñuy joué demi-finale diggante Sénégal Burkina Faso am na ñaari nit yu ñu jàppoon foofu ca jàkk ja nekk foofu ca Karak bi ñu leen jàppee ñuy sëy si seen biir muy benn oustaz ci boppam moom la ñuy jàpp muy sëy ak benn xale bu mineur jàppale ne Ousmane Diallo boobu nag nga xamante ni jàppoon nañ ko muy sëy foofu ca juma Karak ba yoon teg na ko juróomi atu kaso ci acte góor jigéen kese yaakaar naa ni ku ñu tëj juróomi atu kaso donc jaratul ñuy toog Sénégal di naan nañu criminaliser homosexualité ginnaaw nag loolu bu mu amee muy représentant ministre public moom moo requiert benn peine ferme boo xamante ni juróomi atu kaso moom la ñuy tëj kii di Ousmane Diallo muy ki nga xamante ni jàppoon nañ ko à flagrant délit d'acte contre nature si kaw terrassu jàkk Karak boobu suñu leen nee flagrant délit nag maanaam mooy dañ ko bett muy sëy amul dañ ko jiiñ amul kii dafa doxinu góor jigéen amul dafa solu góor jigéen dañu ñëw fekk ko muy tëddee benn xale bu góor bu am fukki at ak juróom benn ginnaaw bañ ko jàppee nag muy jouru demi-finale bi nga xamante ni ñëpp a ngi seetaan match Sénégal Burkina Faso moom la jàpp benn xale bu am 16 ans yóbbu ko ci biir jàkk Karak boobu di ko fa tëddee te kooku ab oustaz la day jàngale daara foofu donc jàppale ni que daal criminaliser homosexuel su dee ñu ngi koy wax yaakaar naa ni ñoom Babacar Mboup su dee dëgg moo leen yëkkati te yàlla moo tax ñuy wax keroog bi justice jëlee 5 ans de prison dañu waroon génn manifester saluer décision bi nga xamante ni justice jël na ko muy benn maître coranique de profession nu mu tudd Ousmane Diallo moom moo doon jàkkaarloog juge bi tribunal flagrant délit bu Dakar pour répondre ci chef d'acte yoo xamante ni muy contre nature góor jigéen maanaam tëddee góor ak góor di sëy muy profanation ba nga xamante ni ci lieu de culte fi ñuy jaamoo yàlla li nga xamante ni yàlla moom la gën a araamal ne la diw xam nga ni góor jigéen la jarul sax nga koy jox loxo mu dem ba ci foo xamante ni dañ fay jaamoo yàlla di fa sellal di fa ñaanee mu jël fa xale bu góor boo xamante ni mineur la di ko fa tëddee pour se dédouaner Ousmane Diallo la déclaré nee na il faisait état de démence au moment des faits des allégations qui n'ont pas convaincu les maîtres de poursuite à la suite de la défense qui a demandé au juge d'appliquer l'article 50 du code pénal du tribunal a mis l'affaire en délibéré le jugement sera rendu le 5 mars prochain maanaam jugement bi le 5 mars lañ koy rendre mais jàppale ni que juróomi atu kaso la ñu jël pour tëj ko kii nga xamante ni mooy maître coranique boobu di sëriñ boobu nga xamante ni day jàngale alxuraan ñu jàpp ko muy sëy ak beneen góor ci biir jàkkay Karak yoon jàpp na daal pour ñu tëj ko juróomi atu kaso suñu sukkandikoo nag ci article 50 bu code pénal comme ni ma leen ko doon waxee ci émission bi criminaliser homosexualité criminaliser lim loo xam ne dafa jëm ci wàllu góor jigéen depuis 1960 balaa ñuy judd dañ ko teg article bi koy bi leen daan mi ngi fii te chaque jour ñu ngi leen di daan weddi nag tuuma kenn du ko gis Ousmane Diallo ngi ni maître coranique la yoon teg na juróomi atu kaso yuñ ko war a tëj délibéré bi le 5 mars la kon yaakaar nañ tey ànd sàmm jikko yi suñu toogee ba élection bi jógee ñi naan dañuy déposer ci table assemblée nationale pour ñu criminaliser lépp loo xamante ne jëm na ci wàllu góor jigéen yaakaar naa ni ay yëfu naxasaata la du ñu ay imam ay nit la yoo xamante ni ñoo ngi ci dëkk bi politique la ñuy def dañ doon wut ay passeport diplomatique ba ñu changé lépp di dem ci dëkk yi di yalwaan ñenn ñi pour triander ñu créer seen association bëgg a jaxase askan bi ak pouvoir bi naan sàmm jikko yi xam ngeen tey turu sàmm jikko yi kilifa diine boo yóbbu nga ne ñun kat suñu association pour sàmm jikko yi la da nga ciy ànd buntu kër boo fëgg fekk fa borom kër gi nga ne ko suñu association bi kat sàmm jikko yi moo ko tax a jóg ñëpp bëgg ñu sàmm jikko yi tey soo jegee nga ne nitu dëgg ñun dëgg rek la ñu bëgg muy wax xam nañu dëgg kenn moomu ko ku dul yàlla suñu borom subhaanahu wa taala nee na dëgg mooy njëkk dëgg mooy mujj kon tur yooyu soo ko utiliser
kër boo mënte dugg dañuy ànd ak yow mais est-ce que yow mi ko utiliser da nga ko jël pour dëgg tax la jóg wala da nga koy mbubboo pour nax askan bi maanaam jouer benn intoxication ci kaw askan bi maanaam jouer benn genre nu ñu ko tuddee manipulation ci askan bi ñi leen di xool naan ñii kat ay nitu dëgg lañ ñii kat sàmm jikko yi leen ñii kay ay nit yu baax lañ macha allah fekk ñoo gën a yées ñi ñu wax dañuy sàmm seen jikko balaa nga koy sàmm da ngay respecter fondement yi nga xamante ni suñu borom teg na ko suñu borom dafa am ay fondement yoo xam ne daf ko teg te jaarlew ko fenn la ko teg ci alxuraanul karim muy lenn di l'islam foofu la ko teg te yéen tey yéen ngi woote ay nitu diina te taxawu leen ci loolu ndaxte nitu diina weesawul nga gis dëgg xam ne lii mooy dëgg nga jël dëgg bi teg ko fële nga utiliser loo xamante ni du dëgg nga ne xaaral ma sëlam sama askan tir lii ngir lan ngir ma mën a am lii kon askanu Sénégal laay waxal yeewu leen yenn association yu bëri yu fi taxaw ay nitu politique ñoo xamante ne alalu àdduna affaire u àdduna moo leen ñor moo leen intéressé ñi leen di ubbil kër xalifa diine yi ku nekk xam na ni Sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké talul yenn yi lenn la mën nga ñëw ñu ne ñii kat sàmm jikko yi la daf ciy ànd nga dem Tivaouane Mbaye Sy Mansour da ciy ànd nga dem Medina Baye xalif général da ciy ànd nga dem Cambérène xalif général da ciy ànd nga dem Ndiassane daf ciy ànd mais au fond ci seen biir xol yàlla xam na ni que la ñuy wax dara du ci dëgg moo tax chaque jour yàlla daf leen di weer moo war a tax tey ku mel ni Seydina Tange Tandian toog ci plateau bi di leen affronter di leen attaquer ndaxte suñu nekkoon ci dëgg yàlla day def ci boppu Seydina Tange Tandian ak xelu Seydina Tange Tandian que ñii kat la ñuy wax dëgg la da nga ciy ànd ak ñoom jàppale leen doole leen mais yàlla mooy def ci xelu Seydina Tange Tandian def ko ci boppu askan bi def ko ci ñeneen ak ñeneen ñi nekk ci plateau télévision que ñii ay naxasaale kat lañu yàlla nag su ko neexoon lu waay def mu faj ko ci saasi mais tu yàggee dafay toog di seetaan yàlla mooy tànn ay nitam créer ay nitam ne leen lii kat nii la jaarale naa ko fi pour yéen ngeen wax ak askan bi tey ñun ay missionnaire lañu nee naa leen émission bii may def dama jël sama bakkan di def ko addiye Serigne Saliou Mbacké lépp ngir défendre dëgg bañu ma ci dee bañu ma ci saaga bañu ma ci xaste bañu ma ci wax lu leen neex ndaxte Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mooy gën di mbindeef jamono ji tey dégg na lu nekk def nañ ko lu nekk dem na ba taxaw di jaamu boromam di julli nit romb rëkk ko kon man mënumaa dund loo xamante ni dundu ko naa nangu sos naa nangu ñu waxal ma wax ju bon naa nangu ñu saaga ma ndey naa nangu ñu waxal ma lépp mais ginnaaw yàlla mi ma tiim xam ne li may wax ci sama xol dëgg laa ci yëkkati te moom moo tax ma jokki yàlla na ma yàlla jàppale ci dëgg jooju ma sax ci ba bu ma mës a faqasalu nit ku dul juum nag amul maa ngi ñaan yàlla yàlla na ma yàlla sàmm ba bu ma juum kon nañu jàpp ni que daal kii di Ousmane Diallo doon maître coranique boobu nga xamante ne jàppoon nañ ko muy sëy ak benn xale foofu ca jumaay Karak yoon teg na ko juróomi atu kaso kon criminalisation homosexuel yaakaar naa ni ànd sàmm jikko yi war leen taxaw wax ko man de li ma doon xaar ci yéen tuddee dëgg moo leen ñor ba ñu jëlee juróomi atu kaso teg ko ndaxte kat rey nit juróomi at moom doy na ci criminalisé ndaxte viol 3 ans la woon ay escroquerie abus de confiance 3 ba 6 mois de prison la mais crime dem na ba 5 ans ba ci kaw comme teg nañu juróomi atu kaso waroon ngeen am makkaama ak ngor ak jullite ak gëm yàlla ak dëggu taxaw ci plateau yi ngeen waroon yépp ne ñun kat ñi ngi saluer liggéeyu justice bi nga xamante ni jël nañu juróomi atu kaso daan ko kii di Ousmane Diallo bi nga xamante ni maître coranique la jàngalekatu alxuraan la te ñun ay imam lañu te tey lu mu def dafay saltel suñu liggéey ñu ngi ciy ànd ak yoon di ko gërëm di ko sant manifester ko woote place de la nation sénégalais yëpp fekk leen fa ñu xam ne li ngeen di wax dëgg la mais seen association yi ngeen teg mouvement yi ngeen teg dara lalu ko lu dul politique vous êtes des politiciens déguisés nag su ngeen da ngeen koy jël di mbubboo turu yàlla di def seen boppay imam ak nangam sangam loolu xamatuma ci dara kon daal jàppale ni que kii di Ousmane Diallo yoon teg na ko juróomi atu kaso délibéré bi le 5 mars la incha allah donc muy affaire acte contre nature bi amoon foofu ca jum Aram bay di ñaax joor di ñaax